Baye Abdourahim Seck di ko ñaanal yàlla dolli ko wér. di nuyu bu baax sous-préfet di nuyu mbokk conseil yi nga xamante ni ñoo fi teew yëpp. kon tey réunion bi ordre du jour bi nii la tëddee. Premier point mooy présentation et vote compte administratif 2019. Deuxième point bi mooy présentation et vote budget 2021. Troisième point bi mooy question diverses. Donc ñetti points yooyu mooy yi nga xamante ni moom la ñu inscrit ci ordre du jour bi. léegi mu am benn amendement bu ma bëggoon a proposer conseil bi muy fonds de dotation yi ak fonds de concours yi dañu ñëw après léegi ñu bëggoon pour boole ko ci ordre du jour bi ñu def ko amendement boole ko ci léegi ñu koy proposer conseil bi ba xam lan moo ci seen xalaat su ngeen ko nangoo rek ñu valider ko boole ko ci mën koo voté wàlle benn yoon mooy fonds de concours ak fonds de dotation. xam nga dañu joxe convocation yi ba pare bu 2021 mu ñëw léegi bu ñëwee nag il faut que nga dugal ko déjà moo taxoon ñu ni nañ def amendement proposer ko conseil bi pour ñu mën ko dugal c'est bon. Donc ñëpp d'accord nañ ci pour ñu dugal ko ah ok à l'unanimité. Merci. Donc loolu troisième point donc mooy doon troisième point bi ok donc léegi ñu jàll ci premier point bi mooy présentation ak vote compte administratif 2019 léegi ci la ñuy jàll ñu bàyyi code bi mu ñëwal ñi ci compte administratif. Asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku nekk ci la ko sant ñu ngi leen di sous-préfet kon léegi ñu dem ci compte administratif 2019 compte administratif ñu dem léegi kon ci recette de fonctionnement li nga xamante ni moom la ñu am ci recette de fonctionnement ñu commencé ko ci 70-20 service budgétaire nomenclature bi nekk taxe d'enlèvement des ordures ménagères ñu ngi ci budgétisé woon 100 millions 100 000 francs 100 000 francs yi recouvré wuñ ci dara ñu dem ci 705 droit d'alignement ñu dem ci droit d'alignement 71-18 droit d'occupation du domaine public 2 500 000 recouvré wuñ fa dara ñu dem ci 712 droit de fourrière 1 500 000 kenn recouvré wu fa dara ñu dem ci total chapitre 71 donc produits domaniaux nekk 19 900 000 ñu am fa 600 000 mu des 19 300 000 yoo xam ne kenn recouvré wu ko ñu dem ci 720 minimum fiscal 4 millions ñu recouvrer fa 467 420 mu des fa 3 532 580 722 licence 2 millions kenn recouvré wu 724 impôt foncier non bâti 6 500 aussi 6 500 moo fa des impôt foncier non bâti 726 4 500 4 500 72 81 contribution économique locale sur la valeur locative foofu 20 millions la ñu budgétisé woon am fa 303 560 mu des fa 19 696 440 72 82 contribution économique locale sur la valeur ajoutée 7 millions ñu am fa 26 079 477 donc des moyens 19 079 477 72. am na ñoo xam bu ñu déggee ni budget bi 400 millions lañ tëgg dañuy jàpp ni 400 millions yëpp ñu ngi sur place te dara amu ca li ñu wax fii li ko defal wax saako bi muy wax boo déggee man ko leeralal
mooy jël na nangam mu des fa nangam te nangam loolee dara dugg jël dara amul fa na fa war a mën a leer suñu bopp parce que ñi nga di man bari na am na ci loo xamante ni ñi koy xam du bari kon ma jàpp ni loolu tam nañ ci attirer attention beneen bi ci des mooy am na loo xamante ni tamit njaga tudd na ko léegi gis nañ ko ci budget bi muy 10 millions yoo xamante ni nii lu dugg si la ci imprévu la yoo xamante ni ci daanali rek njaga par rapport ak stationnement bi donc monsieur le maire lañ ci interpellé rek naa ne commission d'enquête bi nga wax moom vraiment loolu c'est une obligation en tant que conseiller ñu ngi lay soumettre loolu noonu vraiment ñu taxaw ci lu mu gën a gaawee beneen bi mooy am na ay quelques erreurs xuma ay erreur de calcul lañ ko doxuma nag parce que question bi may laaj mooy par rapport ak document bi comme ni Cheikh laaj léegi rek mooy document bi est-ce que dafay jóge trésor directement wala day ñëw fii ñu jël defar ñu jox ñu parce que vraiment bëri na ay erreurs yoo xam te ne mu ngi ci biir bu ñu demee ci récapitulation bi par rapport ak recette fonctionnement ak dépense booy xool fii total général recette ñu ngi am 155 143 342 alors que c'est 146 790 151 donc am nañ benn gap de 8 millions 353 191 loolu aussi tamit ñu ngi laaj pour ñu expliquer ñu ko pour ñu mën a comprendre donc différence boobu noonu lan moo ko. conseillers municipaux yi fi teew yëpp d'abord ñun fi ñuy njëkk a commencer sunu intervention mooy di féliciter lu bees li nga xam ne am na fi parce que compte administratif yu 2019 avant ngay voter budget wu 2020 nga mën cee am aperçu yaakaar naa ni loolu volonté bu baax la buy wone ni maire bëgg na conseil municipal am contrôle ci gestion bi parce que ñëpp xam nañu nit dafa gaaw a fàtte tey bu fekkoon ñu tiim compte administratif fu 2018 mën naa am ay erreurs yu ci jàll yoo xam ni dinañ ko fàtte wala duñ ko bàyyi xel kon maire loolu dinañ la ci féliciter ci également équipe municipale bi nga àndal. erreur chiffres yi ñu fi wax aussi am na solo su fekkee mën nañ koo rectifier donte doomu aadama moom lu muy liggéey dina ciy juum chiffres yi bu ngeen ñu ci mënee jàppale rectifier ko dina ci baax donc loolu aussi point la boo xam ne bëggoon naa ci insister. quant à nag constaté nañ ci benn faute de gestion boo xam ni am na muy comme ni ko Ndiaga waxe ñun ñëpp seetlu nañ ko te xam nañ ni loolu du lu war a mën a am xam naa man maa ngi ciy xaar explication yi maire ndax la ma xamoon ci moom bu deñul yaakaar naa ni yu mel noonu su amee du toog di seetaan wóoraguma nag déglooguma ci kàddoom waaye yaakaar naa ni daal yu mel noonu su amee du toog di seetaan kon maa ngi xaar ba déglu ci xalaatam su fekkee war nañ cee delluwaat aussi ñu dellu si waat ci. troisième point bi mooy commission d'enquête bi ñu wax loolu lu jaadu la lu war a am la dafa war a am wante ñun conseil aussi nañu bàyyee xel benn mbir commission d'enquête moom ñëpp mënuñ cee bokk te it su ma ci bokkul du baax wala nañ ko former ma bokk ci wala dama ciy bokk par force loolu aussi nañ ko bàyyee xel nañu may conseil municipal bi aussi sañ-sañu nag ñu tànn ñi ñu bëgg ñu bokk ca commission d'enquête ba ñu boole leen ci ca condition ya mu war a amee. mooy lii lan moo ciy xalaatam yan pexe la ci jël parce que nañu jàpp ne xaalisu askan wi la ñoo ko moom te yow lay jëkk a porter préjudice ndax yow yaa gàddu loolu yore ko agent def na lu mel noonu nga xam ne rafetlu wuñ ko xoolaguñ ko accusation duggagul mënaguñoo sanctionné kenn mënaguñoo wax kenn moo tax conseil bi ñun li ñu bëgg tey fii mooy ñu taxawal benn commission d'enquête communale boo xamante ni maire da ngay def décret arrêté ñu taxawal ko fii conseil yi dem gëstu ji loolu ngeen may nu les délais qu'il faut pour que nu mën a xam ndax loolu am na wala amul bu ñu fa jógee bu ñu defee suñu rapport boobu dinañu permettre pour que ñu wax la nga xamante ni moo fa am dina la permettre yow ci sa boppam bu fekkee da ngay sanctionner wala da ngay def leneen nga mën ko def parce que il faut faire attention ci loolu
ndax moo nu daan contrat nu lié ki ko yoroon te contrat boobu dafa am fu mu jaar ba contrat boobu taxaw dafa jaar ci yoon ñoom dañoo am ndey joo xamante ni buñ leen jëlee fenn embauché leen fa jël leen fa contrat dañuy dem foofa déposé fa seeni kayit te ëllëgee ki si biir ñun buñ ci jëlu suñuy matuwaay mën naa wàññiku bu ëllëgee buñ ko sanctionné mu wàññeeku dal ci suñu kaw por kon yaakaar naa ne bu erreur amee kenn du ko mën a toléré waaye li leen war depuis 2014 ba léegi yéen a ngi ci mooy lu ngeen gis te awul yoon wax ngeen bu tey bi nag da cee dàqati ndax dafee na wax li baaxul waaye wax li baax àddina noonu lay dunde baax ak bon su defee lu baax waxal lu baax li su defee lu bon ngeen ko li nga def baaxul loolu ngeen def tey nag te noonu laa ci kontaane problème bu carrière bi maa ci mën a tontu ndax maa engagé woon Dan mu ne ci carrière bi waaye lii xew nag maa ak yéen ñoo ci bokk yam bi ma ko yëgee dama tiit la ma jëkk a def mooy woo Codou Fall woo Adama ñu ñëw sama bureau may leen li ma gis nii lu mu doon ñu ne ma ñoo ko gisandoo man ko Codou est-ce que moom bu masaa wersi dina la andil benn këyit bu wane ne wersi na tey mun ma déedéet man ko erreur nit nag boo amee ci moom confiance moo lay daane waaye lii moom man ma ko layil boppam ma woo ko mu ñëw ñun ñett ñu bokk toogaat ma ni ko Dan lii xew nu mu xewee mënuma carrière bi moo jeex waa dëkk ba ñoo yor seen suuf ñetti famille la ñaari famille ñoo ànd benn bi ñoo beru sunu tibbee ci kii 2 mois tudd ci ñi 4 mois man ko loolu ba tey jotewul ak li ma lay laaj man li ma lay laaj mooy camion yi sarse jaar suñu commune sarcement boobu leen war a fay anamu loolu laa lay laajuma la lu jeex ak lu jeexul parce que ku ne dégg na ni fii déclaré naa fi 2020 may leen carrière bi jeex na waaye nag ginnaaw ñoom am nañu beneen carrière bu bees boo xam ni autorisé ministre bi autorisé nañ ko mais am na lu ci dugg loo xam ni te ñun ni nu mën a doon rek mooy ay doom ak i taalibe te masla lu mu la mayul xët-xët du la ko may kon nan bàyyi ba loolu ñu dem ba mu mën a am bis bu ci kilifa yi taxawee loolu ñu ubbi ko te fermer carrière bay waaye ginnaaw am na lu fa des loo xam ni waa dëkk ba mën naa caa jariñu te lu bon am na lu ciy génn loo xam ne ñun pour commune bi mën na caa am kon nanu réserver ba yàlla dogal ñu mën a ubbi suñu carrière waaye li xew nii ci Dan maag yéen ñoo ci bokk yam te ni mu leen naqaree noonu la ma naqaree bi mu laajee fu ma laaj ma ne ko foofu boo fi jàppee da ngay daan sottiwul fu mu andi ma faxas ma ne ko may naa la ñaar bis bu nekk ñaari camion calculel ma bis bu ne ñaari camion bu ki 2000 francs nga andil ma xaalis bi mu ne yang lam ma mujj andil jërul wax fi parce que dafa mel ni dane man xaw ma la xew ndax carrière ba mënu ma faa dem ma ne ko waaw boo fa mënta dem doo man ma fa la yóbban doo dikkee ma mënu fa maa dem ca carrière ma seet men pexe jógal dem mu jóg dem ma sol sama daal ñëw ci sous-préfet wax ko li Dan def ak li ma nar parce que mbir soo koy def da nga koy dem ci ki nga xam mooy sa kilifa waxtaan ceeg moom ba xam ban conséquence moo la cay fekk ma ne ko li may jëkk a def mooy dama koy sanctionné bu mu demati ca carrière mais carrière bi mënuma koo tëj parce que su ma ko tëjee li ñuy seet duñ ko gis yow am nga erreur bi ñëw na nga xëy tëj carrière bi mais li ngay seet foo koy seete te nekkul ci man maa wax su préfet ma ni ko même bu doon 1 mois damay ñaan conseil municipal bi ñu defar ma contrôle boobu ba xam faute bi fan la ne loolu ma andi rek ma jàpp ci su préfet mii moo ma ni même 1 mois sax bari na 15 jours day na
def naa sous-préfet wax naa loolu. kon ngeen xam ne lii ngeen di wax man maa leen ci jiitu gis nga man na ngeen ma xamee woon démb noonu nga ngay fekk tey lépp luy defar maa nga ci waaye luy yàq ànduma ci. wax naa ko sama bureau ma ne ko 2014 ba léegi conseil bu am naa attaque waaye kenn amul foo ma jam ndax ku ma joxoñ ma damb sa baaraam waaye tey nag may nga ma fu ma du fee baaraam. su ma waxuma la baaraam mais pingu lan ma jam nu ma ciy tontoo mais dëgg bu dikkee da ngay xam ne dëgg la li ngeen wax dëgg la te li ngeen di ñaan may naa leen ko Adama Diop maa ko ne sa jëlee say responsabilité commission finance wutal ñoo àndal ngeen dem contrôler ma lii ba xam lan moo xew ak bu ëllëgee nu buñ tasewaatee conseil bi lu leen di wax kon li ngeen may ñaan jërul ñaan yéen a ko moom yéen ay doxal carrière ba mënuñoo xëy tëj ko parce que yéen a ko autorisé woon état continuité la su ngeen dajee ni carrière bi na tëj tey carrière bi day tëj waaye tey su ngeen ko tëjee tey li ngeen di contrôler nii du ngeen ko gis kon dem leen sur le terrain contrôler ma li fi xew lan la te ngeen xam ni li xel nanguwul mooy juuj njaaj ji ci xew ba ñëpp di ko wax su ma ko xaman li kenn xamul fu mu jógee fa laa koy def parce que man damaa yor sama konkat yi jeexaat nag ab commune boo ko yor da ngay jeexaat li tax ma am loo xam dama koo werte kenn xamul fu mu jógee damay jeexaat mais bu fekkee lu ma jeexaat def ci sama du ngeen ko fa fekk damay jeexaat di teg pour yéen ngeen ëllëgee ngeen am lu ngeen mën a jariñoo parce que yéen dama fi teg du ma nekk maire yor baatu maire yor ndomb ak maire lu ma liggéey ci nga xam ne kenn xamul fu mu jógee mën naa koo lekk layil ko ma lekk ko jomb naa ko rus naa ko lii moo tax ma wersi loo xam ni xamu leen fu mu jógee mu ump ñëpp ñu bàyyi xel ni conseil municipal bii ay naw la rek a fi nekk lépp loo xam nag ku ko teg ci sa der mu ñagas bala nga koo teg ci der sa nawle demal ba fa moom ngan ko lii parce que jombul ci conseil bi an mën naa am avant lii di xew am na yu yëg lu xew mën naa am wóoruma am na wala mu amul waaye mën naa am xañ na am nañu xel ma ci ni carrière bi ni muy doxee baaxul waaye est-ce que kenn du ñëw ci man ni ma carrière bii ki nga ko dénk ni muy doxee baaxul parce que yéen a ma fi teg ma deltu ginnaaw contrôler li ma joxe lan la kon tey bu Njaga waxee lii mu wax man na ni bis sàngam ñëw naa ci yow ni la carrière bi ni muy doxee baaxul waaw ma àggale rek xam nga carrière bi mu commencé parce que ñun bi ñu dikkee lan fa fekkan carrière bi doon ko versi bi ma fa yabalee Gora Diagne mu defal ma enquête une semaine man na noo versi lu ëpp loola te loolu lan doon versi waaw léegi nag suñu demee ba loolu duggatul te man yëguma ne mi ngi dugg mais bu ko est-ce que kenn xamee du ma ko wax ma téye loxoom mu gën a gaaw waaye loolu lépp bu ñu demee sur le terrain dina leer ma bëgg lépp loo xam ne xalaat ngeen ko luy defar commune bi su ngeen ma ko waxee dinaa ko def ku ma wax lu dul defar commune bi nag du ma ci ànd dogal ma nag yéen kon li ngeen ma proposé nangu naa ko ànd naa ci dinañ ko def totalement man sama mbir day direct lay doon ma di leen jéggalu foofu nag parce que da ngeen maa jiital kon du ma mën lu sant leen te gërëm leen frais de bornage yi Codé Fall wax na ko léegi am na ñoo xam ni bi ñu leen defaree délibération ak tey jaaruñu fi jël si wuñ ko loolu nag yéen a ngi ciy jëlub dogal est-ce que kooku ñu délibéré at ba at mi del si waat nu ñuy def ak moom ah nungu koo fay mais nan ko annulé man lu ngeen proposé te mu jaar yoon ànd naa ci te defe naa du ngeen ma proposé lu jaarul yoon ginnaaw defar moo leen tax a jóg waaw bu nu demee ba ca feebar bu nu ci gënee dugg dina leer parce que am na yeneen question yoo xam ne laaj nañ ko mais dafa bokkul ci lii tey li nu andi mooy lii waaw am na yeneen fi ñu war a dolli yooyu ñu ci war a dolli nag incha allah bi suñu jàllee ci lii dina gën a leer waaye bàyyi leen xel ni daal defar gi nekk ci yéen moo nekk ci man su préfet nag ñu ngi lay jéggulu kàddu yu gudd yi parce que nag toogaay bi yàgg na kàddu yu gudd na
waaye am na question xam ne buñ la ko posé war nga koo leeral ba xam nit ñi seenu dégg deen xam ba xam lii aw na yoon wala awul yoon. kon bu fekkee ni amul ku laajan loo xam laaluma ko ñu da continuer bu fekkee ni nag am na koo xam ne am na lu mu laajan. bon am na lu ma moo laajoon. muy lan. mooy adjoint yi les adjoints. waaw kooku dama koo fàtte woon kooku ci question diverse mën na faa dugg mais yéen ay dogal gis nga man mii maire teguma fi sama bopp yéen a ma fi teg at say yéen a leen fi teg lu ngeen dogal ànd naa ca man sama mbir day leer jeex na. question diverse ñu dem ci. nan dem ci feebar bi yem fi balaa ñoo dugg fa ñuy exécuter budget mais bu amul rek boo moytuwul lu ëpp loola sax ci la ñuy def parce que dafa mel ni yëf yi dafa gën a am doole kon ñu sóoraale ko bu baax tey jëfe aussi ñun ñëpp fii ñu ne ci salle bi ku ci ne yaa ngi takk sa masque ndax am sax am na ñoo xam ne bañ jógee seen kër ba ak si solu ñu masque ñëw ba fii di exiger maire pour mu jox leen masque parce que am na loo xam ne nii waruñu koo filmer parce que lii bataaxal la boo xam ne kenn xamul fa muy teen buñ gisee ñoo xam ne soluñu masque dinañ critiquer maire mais aussi à partir de man mii nga xam ne maay autorité bi aussi man maa ci gën a am ay remarques yoo xam ne ni du loo xam ne ni moom dañu war a jëfe sur le terrain kon nit ki nag boo jógee sa kër balaa ngaa génn takkal sa masque gëstu sa waa kër yëpp takkaloo leen masque te raxasloo leen saabu parce que kat mbir mi nga xam ne nii amul borom daraja amul ku néew doole amul xale amul mag lu ñu war a bàyyi xel la parce que bu doon moyen rek bari na ñoo xam ne faagaagal leen na leen te ñoo xam ne bu doon jënd wala faju moo mënal lañ seen bopp kon mbir mi du foofa kon loola rek war na mën a tax ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel dimbale suñu bopp dimbale état parce que suñu Sénégal bi ñu koy tëgg war nañoo mën a xalaat leneen mais ñoo ngi ci mbirum mbas rek daaw beren croissance bi nga xam ne moom la ñu doon xalaat mënatuñ ko am parce que balaa ngaa ne naam ne fa ki wérul mun tax xalaat loo xam ne nii lu mu mun a ñoŋal ba mun a jëm kanam kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax parce que ku nekk da nga ci am responsabilité boo xam ne nii war nga ko mën a jël maa ngi leen di gërëm di leen sant